télévision Futur Média xibaaru marax yi dañ koy dooree fële ca diwaanu Ndar Géej rawatina ca quartier boobule ñu naan Makhtar Diallo foofu ña fay yeewoo njàqarek tiis la ñu xëyee tey jile ak faatub artiste comédien boobule di Birahim Sidi ñu gën koo xamee ci Mbida moom dañ ko agressé ba ñu jàngatee autopsie ba la mu wane mooy ab paaka wala jaasi wala lu xeetoo ak nu ni mel moom lañ ko jam ba mu ñàkk bakkenam ak loxo bu damm njabootam ak ay mbokk artistam di ko naqarlu bu baax a baax di laaj yoon mu def liggéeyam ci mbir moomu lee du ñàkk ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak Ousseynou Diop. dañuy wutali ji diwaanu Thiès foofu le am na ay ndaw yu bëri lañ doon def mooy di dajj ay kër di ko sàcc ci quartier yu bëri foofu le ci Thiès jamono ji police bu Ngent teg na leen loxo ñoom di malfaiteur yooyu le maanaam samba boy yi dañ leen a fekk sax ñuy sàcc benn kër ca Zac ba ca Thiès ñu teg leen loxo fas yéene leen yóbbu ci kanamu procureur ba Cheikh Anta Diop say la tiir ca Thiès. loxo daanaka lu toll ci juróom-ñetti waxambaane la ñu teg loxo am na ñu ci am fukki at ak juróom-ñaar ak ñu ci am ñeent fukki at ak juróom-ñaar waa polisu Ngent bu Thiès jàpp leen fii ci Zac bi ginnaaw bi ñu jàppee àndooy ñu gisoon ko mu tëb ci benn kër génn fa nag ay batterie solaire caméra ay projecteur ak ay ordinateur ay jumtukaay yu bëri ginnaaw bi ko waa polisu Ngent tegee loxo la ñu ko yóbbu nag l'enquête ko ci la waxee nag am na juróom ñoo xamante ne ñoom ñoo àndoon doon ko def ñooñee tey ñu teg leen loxo wéyal enquête bi ñu gis ne matériel bi nga xamante ne moom la ndaw ñi sàccoon fii ci Zac bi nekk fii ci wàllu Thiès jumtukaay yi nga xamante ne nag dañu ko sàccoon dañu ko yóbbu woon jaayi ko ci marché central bu Mbour ñooñee nga xamante ne ñoom ñoo ko jënd sax teg nañ leen loxo ñoom it ñi nga xamante ni ñoom la ñu jàpp wala ñu taqal leen ci mbir mi jamono yi nag yóbbu nañ leen ci tribunal grande instance bu Thiès daañu leen jàllale ci maison d'arrêt et de correction bu Thiès ñu ngi leen di toppe nag sàcc matériel électronique complicité lëkkaloo waxtaan seen biir ngir def njombe ak jënd matériel bu ñu sàcc. ñu ngi leen ko doon wax sànq Birahim Sidi ñu gën koo xamee ci Mbida di ab artiste comédien dañ koo agressé faat ko ca buntu këram fële ca diwaanu Ndar autopsie bi wane ni dañ koo jam ak paaka jaasi wala lu ni mel waaye nag ñii di ay mbokkam wala ay mbokk artiste tamit dañuy ñaan liggéey yoon def liggéeyam ci mbir moom la Ousseynou Diop Habib Seck ca Ndar. Birahim Sidi ndaw la woon boo xamante ni ñeent fukki at ak lu teg la amoon daat koy faat ay mbokkam ñu bari nekk ci jaaxle ci kër gi sax bañ fa ñëwee ñu ci bari sa ngëmtal ñoom nag nee nañu lii nekk na loo xamante ni lu metti la. bu rëy la ndaxte dañu ko boom dañu ko faat si anam bu ñaaw donc dóor ko ba pare jam ko donc loolu daal certificat bi wane. léegi nag police mi ngi ci mbir bi. ñi ko faat nag ba léegi kenn tegagu leen loxo moo tax nag ay mbokkam rawatina ñi nga xamante ni dañu yëngu jëm ci wàllu culture ni nag la ñu bëgg mooy ñu def liggéey bu wóor ba ñu def ñaawteef bile ñu daal leen di teg loxo. ni mu demee moo garaaw tey vraiment war nañu xool sunu justice aussi dimbali ñu lii leer parce que lii waruñu ko bàyyi mu sedd warul rek waaye corps bi def nañu autopsie yóbbu leen suul leen fàtte nañ ko parce que nit la ku waroon am famille nit la ku am famille nit la ku waroon jëriñ société fi mu nekk nag. mi ngi ci roq toog ki ka def xëy na mi ngi lekk mi ngi naan mi ngi ree moom ñun sa famille ñun lekk ñu naan. nii la nii waaw loolu moom vraiment dañ koy métti lu te ñu ngi ñaan yàlla di ñaan autorités yi ñu taxaw ci lii ci enquête bi kii def lii wala ñu def lii ñu jàpp leen bu gën a gaawee daal di yoon daal leen teg loxo te yoon daal leen daan. néewu Birahim Sidi jamono jëlee mu nga ci hôpital régional bu Ndar ñi nga xamante nag ñoom la ñu fekk ci kër gi nee nañu buñ ci jaxasee benn yoon wàllu politique ndaxte am na ñoo xamante ni amoon nag ñoom ay jafe-jafe. jërëjëf Ousseynou Diop dañuy dellu fii ci Ndakaaru wax ci garabu fraude yi ñu tegoon loxo semaine bi lay weesu ca Patte d'Oie Buldeuse syndicat bi ëmb pharmacien privé yi nekk fii ci réew mi di mettitlu bu baax a baax kàddu yu avocat yu société chinoise biñ ci tudd yëkki démb li ñu doon wax naan garab yooyu lee kenn mënta wax ni baaxul docteur Assane Diop di secrétaire général bu syndicat bi di woo avocat yooyu lee ñu ànd ak dal li ñuy wax ci mbir moomu la rawatina wér-gu-yaramu askan wi moo nekk ci xottu gerte te garab yooyu la ñu téye docteur Assane Diop la ñuy déglu ci micro Chérif Dia. garab la yi nga xam ne yenn saa yi bu ñu koy utiliser c'est parce que nit ki toll na situation bi nga xam ne feebaram xaw na doy waar. li tax mu nekk faux OMS dafa ne garab bi nga xam ne dañ ko defar wala di ko distribuer maanaam di ko joxe nit ñi askan bi di ko jëriñoo mais ñu def ko te
ministère bi saytu santé wala ñi dëkk boobu teg pour ñu saytul leen wér-gu-yaram yëguñu ko maanaam dañu leen nax dañu jaar ci beneen yoon ba ñooñu bañ ko gis loolu bu amee rek faux médicament la. dëgg la avocat dina def liggéeyam mais taxaw tey nag war wax askan bi que ne ay soluté ay dispositifs médicaux la loolu jàpp nañ ne ñun ñu def santé warul parce que simplement ñu ngi participer di lor askan wi te kenn amul boobu sañ-sañ quelles que soient les conditions yi nga xam ne moom ngay liggéeyee. ci wàllum wér-gu-yaram la ñuy des ba léegi ak koppar yi ñu fi génne woon ngir jàppale waa Kër Docteur ak li ñuy xeexee Covid 19 bi personnel de santé bi wala ñenn ñi dañoo jàpp ni dafa am parparloo ci séddale googule ñuy naqarlu it kilifa yi ñu dénk wàllum paj mi seenub tekkaaral ci seen i jafe-jafe bureau national bu ànd gësëm di ab mbootaayu syndicat ne déposé nañu ab préavis de grève ngir fexe ba njiitu réew mi xam la ñuy dund seenub ndajeeg jàkkaarloo taskatu xabaar yi Maymouna Ndiaye ak Mohamed Dieng teewe nañu ko. ñii ay infirmier lañu ñi ca des ñu leen di wooye ASC ñu liggéey ci wér-gu-yaram nekk ci gox yeeg gox-goxaat yi fi mu toll nii nee nañu gisuñu seen bopp ci koppar yooyu nga xam ne dañ leen koo jagleeloon ngir gën leen a dooleel ci xeexu mbas mi. depuis 6 mois ou plus ñu ngi ci topp pour jot suñu motivation Covid on a saisi nos responsables syndicaux dem nañu gis le ministre à plusieurs reprises mais toujours c'est des promesses non tenues. remarque bi ñu def nag mooy une discrimination par rapport ci agent de l'État yi ak agent des collectivités locales les collectivités locales démembrement État la donc je ne peux pas comprendre motivation yi génn ñu fay normalement les agents de l'État alors que les agents des collectivités locales dañ ci topp toujours di daw duñu gis dara. moo ne de liggéeykat yi bi mbas mi feeñee ba léegi tooguñu. Covid 19 dal na ci agent fii yu bëre yoo xamee ni ba tey gisuñu motivation gisuñu dara te dañu exposé comme personnel de santé yépp donc dañuy interpeller directement le président de la République pour mu régler problème bi. parce que ministère dem nañ fa budul benn du ñaar le problème reste entier. fi mu toll nii nee nañu lépp lu leen yoon may rek dinañ ko def ndax kat bëgg nañu seen koppar yi ñu jot ci te kenn bañ leen a dégg. bennub digle wala bokk bennub dige bu tukkee ci directeur général bu SONES di Charles Fall nee na jafe-jafe ci wàllum ndox dina jeex ci ay quartiers yu bëri ci Ndakaaru fii ak avril jàpp mai ak liggéeyu Kër Momar Sarr 3 ñu ngi ci pàcc bu njëkk bi loolee la wax ci seen wàll ñoom seen o it jàpp ni loolee askan wi di dund it dina dakk reportage Pape Fara ñi nga Pape Sangone Mbaye. ñàkkum ndox bu métti nettali lay doon ba muytul fii la njeextalu weer wi ci yenn quartier yu nekk ci Ndakaaru usine KMS 3 mu ngi ci phase am bu mujj. usine bi pare na commencé na togg ndox mais ndox moom il faut que usine bi ñu tàngat ko. donc am nañu yaakaar ni fii ak weer bu dee en tout cas app bi nga xam ni. moom la président de la république joxe woon. pàcc bu njëkk bi ay millions de mètres cubes moom la ñuy def bés bu ne. 200 millions litres ndox ñaari usines yi nekk Kër Momar Sarr boo leen boolee 185 millions de litres d'eau la par jour pour wan leen ni mu toll. KMS 3 bi bu noppee pare waa SEN'EAU lañ koy jox ñoom ñoo yor lu jëm ci wàllu séddaleb ndox mi directeur régional bi jàpp ne jafe-jafe yi dina wàññeeku lool. da ngay gis fu mel ni cité usine Benn Tali usine Ñaari Tali cité Bissap cité Cheikh Ahmadou Bamba zone Wakam bi ak Yoff donc zone yooyu boo xoolee dañuy am problème li ko waral nag moo di ko déjà en plus de déficit bi ma wax dañuy nekk souvent en bout de réseau wala ñu nekk fu xaw a kawe. gannaaw ñetti at ñu koy liggéey KMS 3 dinañ ko nag livrer ci njeextalu weeru mai bi di 2021 directeur bu SONES nag daan nay promettre bu baax a baax distribution bu baax dina am rawatina quartier yi nga xam ne ñoo gënoon sori doon am jafe-jafe ci wàllu ndox. beneen secteur bu am jafe-jafe muy wàllum tabax jëwriñ biñ ko dénk moom dafa bëgg a fexe ba bépp tabax bu jaarul yoon bu wàccoowut ak li yoon wax ci wàllu woowule mu dakk moom Abdoulaye Sow xëy tey jëlee rek bette dem lu toll ci juróomi diwaan xool ay chantier waaye dafa mel ni juróom ci chantier yooyu respecté wuñu benn yoon li loi bi wax ci wàllum tabax ba tax na ministre beeg ñamu àndal dakkal nañu tabax yooyu ba noppi jébbal ay convocation responsable yi Mamadou Fall Thierno Laurent Mendy ci reportage.
Médina Wakam Almadies Ngor ay sites yi nga xam te ni jëwriñ ji ñu dénk wàllu urbanisme dafa dem saytu leen te yëgalul kenn dara ngir saytu nag li nga xam te ni moo di wàllu tabax gi foofu lay ba xam ne ci règle waaye foofu mbetteel mi foo ko natt wees na ko juróomi ci chantier yi amul kenn ku ci respecté lii di code bi. 5 bâtiments yu ñu contrôlé yëpp ci mbir ci tey ci commune bi à titre d'exemple amul benn bu nga xam dañuy fekk foofu document yëpp te loolu ci code de la construction dañ la ne boo nekkee ci chantier. document yu bâtiment bi yëpp da nga ko war a teg mu fekk chantier warul nekk à côté warul nekk kër ga ci bâtiment bi la war a nekk. constaté nañu aussi que ñu bari amuñ ci panneau de signalisation bu panneau de chantier wane ni chantier bi kii moo ko moom nii lañ koy tabaxee kii mooy maître d'ouvrage et cetera loolu yëpp fekk nañu amul. situation bu ñu mënul nangu di gis-gisi jëwriñ ji di Abdoulaye Sow looloo tax nag ay convocation ñu jébbal ko mbooleem responsable bâtiment yooyu. am na lu fa manqué li fa manqué dañ la yoon dafa la leen na nga fa bàyyi koy convocation moom mu répondre dans les 48 heures indi justification yi en attendant ñu arrêté chantier bi bu fekkee ne indi na justification yi chantier bi reprendre bu ko indiwul chantier bi ñu arrêté ko. wisit bi kenn xaarul jëwriñ jeeg ay délégation ñu def ko rek ngir aar li nga xam te ni moo di askan wi ci daanu yi nga xam te ni yenn tabax yu bon yi dañ koy faral di am mu wane ni dañu amal yeneen opération ci mbooleem Sénégal ngir aar askan wi. jaajëf Mamadou Fall benn at a ngi nii ginnaaw loi bi mujj bi ñu taxawal ci réew mi ngir mu tere lépp luy produit plastique te ñu mën koo jëfandikoo benn yoon képp ñu yëngatu ci wàllum environnement ñoom li ñu gis mooy loi bi kenn doxalu ko ba tax na ñu ngi ñaax état bu Sénégal mu gën a wane Pastef ci liggéey boobule ñoom dañoo daal di tàggat lu toll ci 20 ci ay ndaw ci emballage waaye tamit recycler ay objets plastiques maanaam ñu jëfandikoo ba pare ñu xool naka lañ ko war a mën a jëfandikoo waat. Reportage Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ca Mbour. benn at ginnaaw bi nga xamee ni wax nañ ni tere nañ fi plastique ci réew mi ñuy yëngu ci wàllum gàncax bi gis ni loi boobu appliqué wuñu ko mu doon li nga xam ni neexu leen. parce que dafa jot ñu commencé di wër di tere plastique bi di ko appliquer dans toute sa rigueur parce que dañoo am jafe-jafe bi toon ñu ngi loi bi mi ngi fi waaye teew nit ñaa ngi jëfandikoo plastique li des nag mooy ñu appliqué ko ba nga xamante ne ni kenn du ñemeti def lu ñuy wax di jaay lu ñuy wax outil plastique yooyu ñu tere. parce que du benn emballage dañoo tere ay pipette te nañ maanaam mbooleem groupe la ñu tere donc loolu buñ ci jàppalul président bi ñun dañuy taxawee ginnaaw ñun lu ñu bëgg mooy président ñu ngi lay ñaax pour nga jàppale Sénégal mu jël pied ci wàllu xeex plastique bi. ñii di yëngu ci wàllum aar gàncax bi tamit daal di tàggat lu toll ak 20 doomu aadama ci ni ñu defalee emballage. ñun dañoo andi proposer ay alternatives yoo xam ne dafay méngoo ak tere ba ñu tere wàllu emballage plastique ak lépp lu ko ñu pipette yeeg ak yeneen emballage yi ñu tere. ci plastique ñun ñu ngi def une formation sur la confection des emballages en papier craft. mooy bio papier craft yi la ñuy def formation ak aussi les papiers de ciment recyclés pour def ci ay emballage yoo xam ne permettre lépp lu emballage ci papier doon def ak lépp lu ñu doon def rek boobu mën na ko ci anam bu ne. ñi nga xam ni jàpp nañ ni dañu war a aar gàncax bi fas yéene tamit def yeneen i jéego ci département bu Mbour lu mel ni jëmbat ay garab ak xeet gi ni mel loolu rek ngir fexe ba gàncax bi ñu mën ko aar ci ni mu waree. tey jii lañ doon amal 20e édition forum premier emploi fii ci réew mi mu di ay ab buntu ci gis-gisu ñi ko sabab fexe ba ay ndaw yu am diplôme am seenu xëy bu njëkk wala boog sax ab stage Mbagnick Diop jiite MEDES moom di dellu si waat ci solos ndaje boobule ay kàddoom Fatou Bintou Konté ak Diafara Ba ñoo ko taataan. jàppale ay xale yu jàng ba am lijaasa amuñu benn possibilité am xëy ñu créer cadre boo xam ne dañ leen permettre ñu mun dajanteeg employeurs yi pour am yaakaar bu fekkee ne seen profil ànd na ak le recruteur bi bëgg ñu mën am xëy ñu may leen xëy donc lu ma mën lu dul di rafetlu dina yàlla jàppale 20 at ñuy def forum bi xam nga comme li nga ko doon waxee léegi rek dañ si sant yàlla daal parce que xale yi ñuy jàppale yëpp xamuñu leen forum bi amul looy fay yëpp c'est gratuit donc dañ koy def pour ñun tamit jouer suñu partition. xam ngeen ni ko ndaw ñi fexe ba am liggéey nekk na lu jafe loolu ci réew mi le moom la ñuy jànkuwanteel bu ñu jàngee ba am seenu lijaase ngir am liggéey lu jafe la ñu dem ci forum boobu ñenn ñi ngir am yaakaar amee fa ab xëy wala sax ab stage Fat Bintou Konté Diafra Ba daje nañu ñenn ci ndaw ñooñu les reportages. góor li Khalifa Ababacar Sambou lañ koy woowee moom nag ab diplômé comptabilité la ci atum 2019 ba léegi wante boobu ba tey pour sa am stage dafa nekk ab jafe-jafe ci moom waxatuñu nag ab liggéey. J'ai eu ma licence en 2019 ba tey maa ngi wër kii
maa ngi wër stage. fi ñu toll nii deful dara ba tax ni ba mu déggee li nga xam ne moom mooy forum du premier emploi mu daw si fii. ci benn groupe de WhatsApp laa ko gis quoi ma ne pourquoi pas ma tenter sama chance parce que bon. booba tey maa ngi toog quoi. li daal Khalifa rek moom moo daal ki nga xam ne moom moo di Mouhamed Ndiaye fi mu toll nii ki nga xam ne ab infographiste de formation la boobu ba tey ma ngay daw ci gannaaw entreprise yi pour am li nga xam ne rek moom moo di ab stage. jafe-jafe la bu métti trop sax fii nii ci Sénégal pour nga am stage man boog sama kay laay wax déposé na mais métti woon na trop pour ma métti na sax ba léegi nii laay wax pour ma am ko. wante li ci gën a doy waar moom Mouhamed Moumi parfois ñu laaj ko ak li nga xam ne moom moo di koppar ngir mën a def li nga xam ne moom moo di stage am. dañ lay laaj xaalis dama foogoon ni stage boo koy def mooy da ngay dem ci entreprise bi nga gagné expérience nga am connaissance nga xam affaire bi comment nan la mbir di doxee ci secteur privé bi nga xamante ni tey bu ñu la embauché day yomb. jafe-jafe xëyub ndaw mi ci Sénégal nekk na loo xam ne lu doy waar la ba tax ne li nga xam ne moom moo di nguur gi organisé lu ñuy wax conseil national pour l'emploi et l'insertion des jeunes. xibaar bu am solo bi nga xam ne tey ci suba ba léegi moom la ñu xëyee muy faatuk Idriss Déby Itno nekkoon njiitu réew bu Tchad ginnaaw ay gaañu mu am ci ay xeex diggante armée bi ak ay fippu foofule moom faatub président tchadien boobu bi jiite réew mi ci diirub fanweeri at mën nañ koo méngale ak ab suuf bu yëngu ci zone Sahel bi ci gis-gisu Barka Ba nekk ab taskatu xabaar dina am ay mujjantal yu métti ci xeex terrorisme ci zone boobule ñu naan Sahel bi. Barka Ba ñëwoon tey ci édition spéciale bi ci télévision Futur Média dañ koy déglu ci micro Chérif Dia ak Amadou Ba. Fatum Idriss Déby jéye bu mag la ak mbetteel bu mag la ci Afrique ndaxte ki fi bàyyeekoo du woon n'importe qui ñëpp xam nañ njàmbarteem ak xarañam sur le plan militaire. mbootaay xeet yi di xeex contre lu ñuy wax le terrorisme dans le Sahel mu amoon ci rôle bu important. su làqoo wala sax dëkkam Tchad nekk ci instabilité mu nërmeelu daf may rappelé wu génnum àdduna Kadhafi ni mu indee woon ay conséquences est-ce que doom ji dina am xarañte am njàmbarte boo xam ne wala mën sol yëre baayam ba yëre bi mot ko pour mu mun a ŋànk nguur gi loolu du nekk lu yomb. doomam boobu lañ jël tànn ko mu jiite conseil militaire de transition bi am na ay njiitu réew yu bëri yu nekk fii ci Afrique yu wane seenu naqar ginnaaw dëddu bu Idriss Déby Itno bokk na ci njiit bu réew bu Sénégal président Macky Sall jaarale ko ci benn tweet mu ne moom mi ngi sargal bu baax a baax Idriss Déby Itno rawatina ni mu dugalee loxoom ci Sahel ba jàmm mën fee am lu mu néew fàttali ni démb rek ci résultat provisoire yi ñu génne wane na ni moom Idriss Déby dañ koo falaat ci xob yi téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi daanaka. mbokk yi sant leen gërëm leen mu doon a xibaaru marax yi ci kanam tuuti 20h incha allah di ngeen ànd ak Chérif Diop ci xibaar yi en français di leen ñaanal ndogub jàmm jërë ngeen jëf.